mbokk yi ñuy seetaan salaamaaleykum ñu ngi fii ci Uhud mooy place bi nga xam ni ci la ñu suul juróom-ñaar fukki saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak Yonent bi doon xeex dañu fay ñëw tey ànd ak ujaaj yu Xaadim Rasul voyage comme ni nga leen di gisee nii ñu ñëw amal suñu ay ziar ci fi nga xam ni mooy Uhud. Imam Abdou Latif Wane moo nekk di leen expliquer actuellement li nga xam ne mooy importance Uhud fii nii ma taxaw nii fi la ñu suul juróom-ñaar fukki saxaaba ci ñoom Hamza bokk na ci Hamza di bàyyi taxu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi ñu doon xeex fii dafa tàngoon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam montagne bee la leen waxoon mooy montagne bi ngeen di seen ci ginnaaw écran bi ne leen montagne boobu la leen waxoon ni na ngeen fa yéeg bañ a wàcc waaye bi jullit yi commencé gagné poñet mi commencé di bëri la ñu daal di wàcc ci montagne bi ñu wàccee nag mu nekk stratégie boo xam ni yéefar yi dañoo daal di daw yéegaat ci kaw tiim jullit yi dominé leen fekk leen ci place bii doon ay bàmmeel rey ci ñoom juróom-ñaar fukk bis boobu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaañ nañ ko fi ba deretam tëdd lu tax ñuy ñëw di ko màggal si ak di def ay ziar mooy dañuy ñaanal ñi nga xam ñoo fi tëdd doon ay jàmbaari lislaam yoo xam ni démb metti woon na lool waaye teewul jaay nañu seen bakken jaay seen deret ngir mën a am diine lislaam ngir mën a tëdd fii bu ñu ñëwee nag ñun tam aj màkka dañuy ñëw di leen ziare si moom la ñuy wax kullu ziar bu ñu ñëwee fii dañ leen di ñaanal mooy asalaamaaleykum ahla diyaar min al muminin wal muslimin wa inna insha allahu la laxiquun asalullahu lana wa lakum al aafiya mooy yéen ñi tëdd ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ñaanal yàlla te seede ne ay jullit ngeen yu gëm yàlla te xam nañu ni ñun daal ñu leen fekk si kon fii ci Uhud place la bu am solo ci histoire l'islam jullit yi fi tëdd bari nañu lool juróom-ñaar fukk lañu waaye seen tëraay bii du gàcce ndam la seen tëraay bii du tële njàmbarte la seen tëraay bii nga xam ni jubluwuñ ci lu dul taal diine l'islam nga xam ni lim bu bari ñoo ci faatu jamono jooju fii amul ndox te naaj wi tàng na amul woon suuf ay xeer la woon waaye lépp dañu ko dummóoyu seen njaboot ñëw fii ngir mën a taal diine l'islam mën a xeex ak noonu l'islam mën a jàkkaarloo ak ñoom mën a fexe ba l'islam doon làmp boo xam ne du mos a fay ilaa yawmi diin mbokk yi loolu moo tax nag ñu ànd ak ñi nga xam ni ñooy suñu ay pèlerin doon pèlerin yi bokk ci xarameeni sharifayni bu El Hadji Amar Gueye ak Xaadim Rasul voyage ñëw fii présenté leen li nga xamante ni bii mooy importance Uhud ak itam li ci tënk ci wàllu histoire mbokk yi des leen ànd ak ñun ñu dem xool explication yi nga xam ni moo bàyyeekoo ci ki nga xam ni mooy Oustaz Abdou Latif Wane di expliquer ujaaj ji li nga xam ni mooy importance su Uhud ak li mu marqué ci wàllu histoire l'islam. léegi nag jóge nañu fi ñuy wax Uhud ñëw nañu ci masjidu Xiblatayni fii dañu fi julli ñaari rakka bu njëkk bi fatiha ak xul yaa ayyuhal kaafiruun bi ci des fatiha ak xul wallahu ahad kon dañuy dugg ci biir jàkka ji def fa suñu ziyaara boobu daal di génnaat nekk ci liggéey bi. Oustaz Gueye ñu ngi fii ci masjidu Xiblatayni nga ànd ak ujaaj yi Xaadim Rasul voyage ak xaramayni sharifayni alors fan ngeen toll ci kullu ziar bi. waaw kullu ziar bi de parce que mi ngi jeex léegi xubaar rek moo ñu dese dem nañ Uhud expliqué nañ leen la fa xew lépp yaakaar naa dégg nañ ko. ñëw nañ fi itam ci Xiblatayni moom leeral nañ leen li nga histoire bi nga xam ne moo fi amoon biñ fi daata agsi dugg nañ kenn ku ne def nga sa ñaar rakk def say ñaan ñenn ñi jël nañ seen i photo ñenn ñi jël nañ ay barkeelu léegi nag ñu ngi ci yoon yi pour jëm Xuba incha allah. waaw programme kullu ziar bi daal parce que léegi mu jeex. comme niñ ko doon mébéti rek pour balaa naaj wee tàng. waaw ñëpp mën a delluwaat seen hôtel yaakaar naa yàlla dana ci dimbale incha allah foofu daal lañ toll. incha allah Oustaz Gueye bokk ci encadrement bi
alors papa yaa ngi ci aj gi donc commencé bu ñu aj gi waaye ñu ngi ci kullu ziar Médine dafa am solo. ban yëg-yëg nga am ci ànd gi nga ànd ak Khadim Rasoul voyage ak Haramayni Chérifayni. yëg-yëg bi ma ci am mooy lépp lu ñu waxoon ci lu tegu ci yoon. gis nañ ba gisul ko jéggi suñu xalaat. fii nii tey nag ngi ñëw ci kullu ziar def nañ suñu ziar ba ñoo ngi ñibbi ñu ngi jàlloo biir Médina waaw. kontaan nga waaw kontaan naa bu baax. ñu ngi ñaan itam ngeen yàgg koo taxawee. amiin yaa rabbal waaw aalamiin. ngeen yàgg koo taxawee waaw. kon mbokk yi ngeen topp ñu itam dara du leen ëmp ci kullu ziar bi ñu def ci Madinatu Rasoul ñu ngi dem masjidul Quba. bu ngeen ñëwee man ngeen fekk yeneen kaar. yëg si nañu ci fi nga xam ni mooy masjidu Quba léegi muy ñetteelu étape bu mujj bi ñu jagleel kullu ziar bi nga xam ni fii lañ ko defee ci Médine jàkk ji dafa am solo ci histoire moom la Yonent bi jëkk a taxawal fii ci Médine bi mu gàddaayee ay jullit ñoo ko moomoon place bi dañ fi doon weer tàndarma place bi kon booy topp jeexeetal bi di énumérer points yi nga xam ne am na ko ci wàllu histoire da ngay xam ne jàkk ji démbam marqué na te bind na lu am solo ci histoire l'islam te Yonent bi nee na ku fi julli ñaari raka am nga yoolu ku def umra kon ñu ngi ci place bu am solo ngeen topp étape bi nga xam ni mooy étape bu masjidu Quba ci kullu ziar bi nga xam ne ci la ñu nekk. mbokk yi ñi seetaan jeexal nañu li nga xam ni moo nekkoon ziar bi ñu doon def ñu commencé woon ko ci Uhud ñëw ci masjidu Quba ñëw ci masjidu Qiblatayni ànd nag ñi nga xam ni ñooy pèlerin yu Haramayni Chérifayni ak Khadim Rasoul voyage mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ni bii ñëpp ko rafetlu ci encadrement bi ujaaj yi itam disponible lool ànd ak ñun ci liggéey bi ñu kontaan lool wax dëgg yàlla macha allah kontaan nga bu baax a baax. ñëpp a bëgg ñëpp a bëgg. macha allah yal nañ ko yàgg a def. amiin yaa rabbal aalamiin. njaboot ak suñuy bokk lépp def. ñu ngi koy sant bu baax suñu yaay jooju sant mboolem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun mu nekkoon suñu séance bu ñu jagleeloon kullu ziar Uhud masjidu Quba masjidu Qiblatayni yaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun daañu continuer incha allah bépp étape bu ñu egg dara du leen ci ëpp ci jaar-jaar yi nga xam ni moom la ñuy def ak suñu ujaaj yi ci pèlerinage à la Mecque 2019 salaamaaleykum wa rahmatullah.